salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare lamb nag instant bi yaakaar naa ne gëj na am depuis le 16 mars 2020 diggante Diène Kaïré wala boog Bébé Diène ak ki nga xamante ni moom mooy Fourrière li ko waral nag ñëpp xam nañ ko muy mbas mi nga xamante ni yàlla moo ko wàccee ci àdduna bi yëpp ñu ñaan yàlla moom mu ko fi andi woon mu jëlewaat ko fi boobaak léegi nag lamb amul moo tax ñu toll ci ut solution ñu ngi naan huis clos am nañu ci ànd am nañu ci àndul buñ koy def naka lañ koy defee ku ci nekk mu ngi wër solution pour làmb am nag ñoo xamante ni xalaat nañ ni pay-per-view mën na jox làmb solution comme instant bi dañ ne làmb huis clos lay am recette bi nga xamante ni promoteur bi doon na ko am ci côté billetterie ndax pay-per-view mën na ko remplacer loolu lañ bëgg a waxtaane ak Ibrahima Faye Beuz ak événement yi nga xamante ne jot na jàll ñu fekk ko fii zone A dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom ndax pay-per-view ak waa Beuz Pro mën nañoo jox làmb solution Beuz maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax Lamine di nuyu mbokk yu ñu seetaan mbokk internet yu ñu seetaan ñëpp à travers Lutte TV di leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm aussi ci seetaan bi. ok am na solo comme ni ma ko waxee làmb mu ngi gëjoon am le 16 mars 2020 diggante Bébé Diène ak ki nga xamante ne moom mooy Fourrière boobaak léegi ñu arrêté làmb ndax Covid 19 instant bi nag am na loo xamante ne état proposé na ko promoteurs yi muy làmb huis clos balaa ñuy ñëw ci événement yi nga xamante ne jot ngeen ko def ak li nga xamante ne moom ngeen dëgmal wala boog moom la axlu làmb dëgmal Covid 19 lan la ban impact la def ci làmb. waaw Covid 19 yaakaar naa impact bu mu def ci làmb moom la def ci yeneen sport yëpp boo xoolee sport yëpp nga xamante ne am nañ ko ci àdduna muy football muy basket ba ci course hippique bu ñu am fii ci Sénégal mooy fas bi dawal fas bi rawante fas. su ma juumul yooyu yëpp da ngay xool ni façon bu ñu ko doon organiser am na ci ay coppite. coppite bu ci gën a fës nag mooy huis clos comme feebar bi nga xamante ne day bañ ay dajaloo moom la ñu tombel donc feebar bi on est obligé ñuy organiser ay événements sans pour autant que nit ñi di dajaloo. loolu moo tax nag gis nga ni football bi commencé waat nañ seen ay événements. ñu ngi organiser championnat de football au Sénégal. course hippique bi ñu ngi organiser seen ay événements waaye nga gis ni que làmb ji boobu ba léegi organiser wuñu lu waral loolu nag yaakaar naa ni bokk nañ ci façon bu ñuy organiser football bi façon bu ñu koy organiser dafa uteeg yeneen ñi façon bu ñu koy organiser làmb boo xoolee ay promoteurs privés ñoom ñooy ñëw di jël seen alal di ko dugal ci làmb loolu moo tax nag Covid bi am benn impact bu rëy ci domaine u làmb ndax tey football bi peut-être ñoom comme mbooloo lañu mun nañ xool yan pexe la ñuy utiliser pour continuer waaye làmb ji nga xamante ni ku ci nekk yaay demal sa bopp foofu nag la jafe-jafe bi nekk. foofu la jafe-jafe bi nekk huis clos ñu wax ko amateurs yi presque kenn d'accord ci huis clos ak làmb ñu ni saful xorom saful suukar làmb huis clos d'accord nga ci yow. non làmb huis clos moom d'accord naa ci. parce que amateurs yi boo gisee d'accord ñu ci woon parce que ñoom dañu amoon yaakaar ni que état war na mun a bàyyi public bi dugg une partie du public dugg. maanaam stade bi 22000 places la ñuy xalaat ni que état war na mun a autoriser lu mel ni 8000 places wala 10000 places. saa yoo toogee mu am benn espace wala ñaari espace. amateurs yi loolu lañ jàppoon mais bu ñu gisee ni que état dafa ferme ci décision bi. dem nañ ba ministre des sports monsieur Matar Ba. xamal ñu ni que Angleterre bi nga xamante ne dañ fa doon organiser ay match football di def distanciation bàyyi une partie publique dugg loolu ñoom sax ñu ngi ciy dellu ginnaaw donc nee nañ il est hors de question que ñoom lu ñu autoriser wul football autoriser wuñ ko course hippique di ko autoriser làmb donc làmb ak huis clos rek mun dem amateurs yi nag bu ñu comprendre loolu ñoom ñëpp d'accord nañ ci huis clos bi te man nag wax dëgg yàlla mas mii nga xamante ne gis nañ ko fii neexul ba neexul mais mas mi jógee gu fi Lamine. bu ñu waxantee dëgg ku am seetlu di seetaan information tubaab yi nga xam ne ñoo ñu ëpp moyen fuuf mas mi da leen jaaxal. déglu naa ay discours Emmanuel Macron président France mais boo analyser discours yu baax a baax bu muy wax ci waxu vaccin bi nga xamante ni ñii fu ñu jëm sax xamuñu ko. dañuy tâtonner nii rek mais amuñu assurance ci lu ñuy def. donc loolu bu amee. léegi ñun amateur làmb yi ñaari pexe la ñu am soit ñu ne ñun bëgguñu huis clos dañu bëgg làmb ji Modou Lo daw Ama Baldé jaar nii public bi yuuxu ñu ne leen xaar mas bi jóge fi moo xam ndax 1 an la 2 ans la 3 ans la 4 ans la kenn xamul wa ilaa ñu ut yeneen pexe te beneen pexe bi mooy huis clos adapté wu donc Covid bi dafa ñëw pour réinventer le monde maanaam doxali ñu bëri yu xew ci àdduna xool yow Covid bi bu mu tàmbalee ba léegi yan changement ñoo am ci sa liggéey
yan changement moo am ci liggéey ñu bëri ñu ngi favoriser lu tudd léegi télétravail. live Instagram yaa ngi tàmbali. interview yu bëri conférence de presse yu bëri léegi. amatul en présence du public da ngay toog sa kër kële toog këram ñu utiliser ay application pour def conférence de presse yooyu wala pour def ay conseil des ministres wala pour def ay sommets internationaux. donc Covid bi dafa ñëw pour réinventer le monde. loolu nag bu ñu ci tollee borom xel yi ñoo ciy mucc. borom xel yi ñoo ciy mucc. bu ñu demee ba lu toll ni championnat de France. ne mënatuñu rentabiliser seen ay droit télé. société boobu nga xamante ni moom mooy Mediapro yoroon droit télé wu championnat de France. ne moom day renoncer 31 janvier da koy bàyyi ñuy dem ba championnat de France ñuy xalaat pay-per-view. kon ñoom ñu ngi xalaat ñu ngi mettre en place ay système pour génn ci. kon ngal la ñun waa làmb ñu continuer xalaat pour xool lan la ñu mën a mettre en place pour làmb ji reprendre. waa làmb ñu continuer xalaat bi ñu xalaat seen xel daj na li nga xamante ne moom mooy pay-per-view bi ci yenn promoteurs yi d'accord ci huis clos bi est-ce que pay-per-view mën na jox promoteur lu mënul woon am. làmb da doon am ñu def pay-per-view ba pare nag stade bi nit ñi di ñëw nga am sens am xaalis ci pay-per-view am xaalis ci stade bi est-ce que li doon génn ci stade bi mën nañu jaay ci pay-per-view ba loolu génn. loolu on est incapable d'y répondre parce que musuñ ko expérimenter léegi données bi day changer pay-per-view façon bi ñu ko doon organiser day uteeg façon bi ñu ko nar a organiser léegi ndax pay-per-view bi ñu ko doon organiser amateur làmb yu bëri dañ doon dem ci stade bi boo defoon pay-per-view Balla Gaye 2 Gris Bordeaux wala Balla Gaye 2 Modou Lo stade bi doon am 50,000 à 60,000 personnes. stade bi fees dell. mais 50,000 60,000 personnes yooyu lépp léegi ci pay-per-view bi lañ ko dara seetaanee. donc mënuñ la wax fu mu toll ni pay-per-view yi di ñëw naka lan la nar a génne. dinañ ñëw sax ci naka ngeen war nar a liggéeyewaatee. voilà beneen façon la nar a doon. mais am nañ yaakaar ni que wax dëgg yàlla pay-per-view bi mun na génnee loo xamante ne vraiment mun na combler lu bëri ñu ngi wax ay waxu état man gëwuma ni. état dina continuer di subventionner làmb à long terme mun na dimbali promoteurs yi fi ne amoon ay combat ñu jeexal seen ay combat mais état gëwmuñ dina dëkk ci di subventionner làmb maanaam dina dëkk ci di jox ay promoteurs privés ay millions ne leen tëgg leen man bokk gëwma loolu bu ñu naxante. gëmoo loolu kon li nga gëm daal mooy ñu dem liggéey ci pay-per-view bi ak seen i pexe seen sponsor ba am li ñu bëgg ci làmb. loolu nga am ngay yaakaar. sponsor am na solo. pay-per-view am na solo droit télé am na solo. ok waaw sponsor yaa ko wax sànq. ñu bari dañ ni làmb su amee sans public sponsor wuti fa dara promoteur naka la mën a liggéeyal sponsor ba mu gis boppam sans public. yow dama foog ne sponsor yi doon jox ay 1,5 milliard promoteurs yi public bi lañ ko wékk. sponsor bu toll ni société de téléphonie yi fi ne. yëkkati plus de 500 millions jox ko ay promoteurs ci ay saison ñooñu wékkuñ ko woon ci Demba Diop ñu fa doon ne parce que Demba Diop bu feesoon ba fees 20,000 personnes la Demba Diop sax xaw ma 15,000 places la ñuy wax mais des gars yi promoteur nee na ma day diw ba nga xamante ne mun na day duy plutôt ba nga xamante ne mun na yegg ay 20,000 25,000 personnes mais 25,000 personnes yooyu nekkoon biir Demba Diop du loolu moo intéressé sponsor bi sponsor bi xam nga lu ko intéressé ba léegi booy seetaan nan Modou Lo Balla Gaye 2 yaa ngi gis sponsor boobu tudd Sofia su ma juumul Modou Lo Balla Gaye 2 bu njëkk ba yaa ngi gis sponsor bu tudd Sofia Beurre Sofia yaa ngi gis marque Tigo Orange Money yaa ngi koy gis ci Modou Lo Gris Bordeaux bu njëkk ba léegi yaa ngi gis Dièse 144 Dièse voilà ak jonge tey mu lenn nañ bu ñu toogee fii ba 50 ans wala ba 100 ans di génneewaat histoire tey jii Modou Lo histoire Gris Bordeaux histoire Balla Gaye ak ñeneen Eumeu Sène Tapha Tine na la leen sponsor yëpp dañuy fës te sponsor yooyu ku toll ni Orange Free ak Expresso ñooñu lu leen intéressé du 22,000 personnes ñooñu sont des sociétés yoo xamante ne ñoom échelle nationale bi la ñuy xool maanaam dañuy xool les 15 millions de Sénégalais donc image boobu nga xamante ne moom moo doon génn ci làmb ji ñu koy wone à travers le Sénégal loolu moo intéressé au contraire sponsor mu ngi soog a mun a gën a gagné nag parce que branding bi day gën a rafet fépp fu public doon toog ci tribune yi brandingu sponsor yi nga fa nar a teg mun nga defar sa stade ba mu rafet ci loolu ma ciy félicité ku mel ni Alioune Guèye bu doon liggéey Gaston Mbengue gis naa ko benn jour bu mu organisé Iba Mar Diop branding bu rafet la def te kooku xam naa ni ku ko seeti woon dénk ko wàllum branding bi ci stade bi stade bu vide mu defal sponsor bi branding bu exceptionnel donc sponsor mi ngi soog a war a mun a rentabiliser ci làmb kon sponsor bi instant bi la gën a mën a gis boppam ci làmb instant bi la gën a mun a gis boppam ci làmb kon daal yaakaar nga ne ak période bii nii
ñu nar a def huis clos sponsor yi ci nii lañ nar a gën a gisee seen bopp. ci lañ nar a gën a gisee seen bopp branding bi day yokk ba pare tey seetul benn affaire combat Reug Reug bi nga xamante ne bëri nañ ko. wala def nañ ko MMA foofu ca Singapour. waaw combat bi moo jaaxal Sénégal yëpp fu mu toll nii. parce que combat bi le 29 janvier lañ ko annoncé te bëri nañ ko ba pare le 22 janvier. donc fu mu toll nii Sénégal yëpp ñu ngi yàkkamtee gis image yi. waaw donc fu mu toll nii ñu ñuy gën di dem ñëpp di coow na leen le 29 janvier bu image bi ne càkk ñëpp a ngi koy statut. donc tey image bi nga xamante ne dafa jafe ci bëtu sénégalais yi bés bu ci fësee ñëpp koy dem xooli ji te lu fa nekk yëpp da nga koy gis ci wàllum sponsor ak marque ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc fu mu toll nii sponsor dafay nar a gën a gagné. ndax bu ñu nee pay per view ba pare ñu filmer làmb ji ba mu jeex. ñu jaarale ko làmb ñu fayoon ñoo seetaan. après làmb ji jafe ci bëtu sénégalais yi buñ ko demee ba rendre ko gratuit ñëpp daw dugg si seetaan ci plateforme yi di ko seetaanaat. mais loolu dafay am beneen branding pour sponsor bi. yaa ngi tudd sànq combat Reug Reug bi peut-être bokkul woon sax ci waxtaan bi mais foog ma laajal la ci tuuti parce que démb def nga ci ay leeral mais ba léegi am na ñoo xamante ne gëmuñu ne combat bi instant bi jàll na combat bi weesu na le 29 lañ koy tegaat ma bëgg ci nga andi ci waat ci yeneen leeral. YouTube lan lay bañ maanaam combat bi tey bu ko One Champion suñ ko génnee est-ce que Lutte TV am nañ droit génnee vidéo bi parce que ñu ci bari dañ naan Lutte TV ñoo war a génnee vidéo bi ba léegi gëmuñu ne combat bi passé na gis naa commentaire yi am na ñu ànd ak yow mais am na ñoo xamante ne ànd ñu ak yow ba ci vidéo yi ñu def yëpp ma bëgg nga àndi ay leeral ci YouTube nan la ñuy liggéeyee ci genre yu mel noonu ak pay per view. am na ci ñoo xamante ne Lamine bu ñu gisoon naaj bi leer nañ sax dinañ la werante ne la lii du naaj xam nga loolu moom ci àdduna fii lañ ko fekk dafa am ñu mun a weddi. waaw yaakaar naa combat bi lu ñu ci waroon wax yëpp wax nañ ko ci. léegi nag benn question peut-être moo bees ci loolu moom mooy naka la ñu mun a fexe ba tey ji Lutte TV dugal événement boobu. il faut ngeen comprendre benn affaire lii xew fii Sénégal dafa uteeg luy xew ci ligue professionnelle yooyu nga xam dañu investir seen ay millions ci seen ay événement waaw ndaxte boo seetloo fii dañuy tëgg làmb promoteur bi ne partenaire télé yi laa ci àndal. partenaire site internet yi laa ci àndal. ba promoteur bi ne leen sax kenn amul droit diffuser avant minuit ci site internet yi nga gis site internet bu dëgër fit làmb ji daw muy diffuser. après ñu bloqué ko ci YouTube. mu ñëw naan yëguma ko woon ak di naan ñekk ak teranga mais tubaab bi fële moom xamul ñekk ak teranga moom Singapour la nekk amul benn liaison ak yow amul benn rapport ak yow. moom image am dafa investir ay centaines de millions pour journée boobu nga gis journée wu Reug Reug boobu noonu. ak ñeneen ñu fa bëri ñëpp. c'est plus de ay centaines de millions yoo xamante ne ñoom frais nañ ko ci pour organiser événement boobu. te ñoom One Championship du def pay per view One Championship diffuse gratuitement sur internet. UFC mooy def pay per view UFC mooy ligue bu gën a mag. mais One Championship ñoom dañuy promouvoir sponsors yi am nañ ay sponsors yi nañ mën a permettre ñu diffuser gratuitement. mais ñoom bés bu ñu diffuser gratuitement sur YouTube Lutte TV amul image yi moomul image yi warul dem copier image yooyu di ko dugalaat ci chaîne YouTube am. bu ko dugalee. lu ko ci munti fekk après ñu ñooy perte rek. lan moo ko ci mën a fekk su ko dugalee. chaîne YouTube bi mun na tëj Lutte TV ci boppam mun na tëj vidéo bi mun nañ ko supprimer defal Lutte TV benn avertissement. donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne gars yi xamuñu ko. su boobaa nan lañ koy defee. non dafa am ay accords yoo xamante ne gars yi dañ koy signé mooy man mi Buzz Pro su may def événement pay per view ma xam ni pay per view kat dama ne nit ñi nañ jënd pour seetaan. te mu leer ma ni que tey jii ñu bëri dañu bëgg a seetaan te duñu fay nga gis kenn ko am mooy filmer télém wala jël ordinateur am projeté événement bi dugal ko ci biir YouTube mu leer ma ni bu ko Sénégal yëpp amee foofu noonu di ko seetaanee foofu mais dootuñu ñëw fay ci man donc man damay signer ay accord ak ay partenaires yoo xamante ne ñoom ñoo am ay accord ak YouTube ak Facebook ak Periscope ak lépp loo xamante ne moom mooy ay société ay Instagram ak yooyu yëpp nga xamante ne ay réseaux sociaux lañ sama partenaires yooyu dañu am accord ak société yooyu yëpp bu ko defee dès que mu am benn lien frauduleux mooy lien boo xamante ne dafay wane suñu événement te waru ko wane partenaire boobu da koy mën a couper parce que accord am yu mu am ak YouTube ak Instagram ak Facebook ak Periscope
moo ko permettre mu mun a couper yooyu noonu sans pour autant tàggu la ci laaj la ci sa avis. ok noonu la demee. jox la avertissement bu lay jox avertissement dañ lay woo téléphone dañ lay envoyer message wala nu muy demee. da ngay xëy rek ñu couper affaire bi message bi yegg si ci sa email wane ni que am nga avertissement te ça dépend. am na ñoo xamante ne dañ lay jox avertissement am ñoo xam dañuy ñëw couper sa chaîne YouTube directement. am ñoo xam dañ lay couper ne la amatoo droit live ak yeneen ak yeneen ak yeneen. voilà. ok leeral yooyu am na solo wax nga ko sànq nga ne da ngeen di xool ni ngeen di liggéeywaat ci saison bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal mu nar a nekk saison bu gàtt naka ngeen ci nar a liggéey yéen waa Buzz Pro. waaw ñun toujours on travaille en étroite collaboration avec les promoteurs de lutte promoteurs de lutte yi ñoom ñoo moom événement bi di tëgg seen ay événement léegi promoteur bu ci tëgg événement am ñëw seet si Buzz Pro am na ay pexe yoo xamante ne lal na ko fu mu toll nii pour nga mun ci génn ci pay-per-view bi promoteur bu ñu ñëkk liggéeyal duñ taay ci di ko wax mooy Luc Nicolaï mu nekk liggéey bu am solo boo xam liggéeyoon nañ ko ak moom ci Balla Gaye de Gris Bordeaux ñu wëlbatiku liggéey ak Gaston Mbengue xam nga loolu jeexal nga làmb ku liggéey Luc Nicolaï liggéey Gaston Mbengue jeexal nga làmb wëlbatiku après liggéeyaat ak Baye Ndiaye liggéeyaat encore ak Luc Nicolaï donc tey promoteur yooyu yëpp ñu jotoon liggéeyal ñu ngi waxtaan ak ñoom pour seen ay événements yi nga xamante ni tëgg nañ ko te yaakaar naa ni tegal na leen ay schéma yoo xamante ne dinañ ci génn waa ay schéma yu am solo yoo xamante ne ñoom buñ ko songee normalement événement bi dinañ ci génn bu baax a baax luñ ci investir woon ñëpp dinañ ko mën a récupérer. ok yow yaa ko wax sax nga ne liggéey nga ak Luc Nicolaï liggéey nga ak Gaston Mbengue bi nga liggéey ak Luc Nicolaï événement yu ci bari sax du Luc Nicolaï kese bari na ci événement yoo xamante ne sénégalais yi dañ doon ñaxtu est-ce que di ngeen jël seeni matukaay ndax instant bi yaakaar naa ne ligne bi dina gën a xat nit ñi dinañ gën a jënd est-ce que jël ngeen seeni matukaay ci côté yëpp ba jox sénégalais yi li nga xamante ne soxla nañ ko buñ ne Balla Gaye ak Bombardier bëri nañ ñëpp seetaan ko ci jàmm ak salaam ba kenn du ñaxtu. waaw loolu yaakaar naa dépassé nañu stade boobu noonu parce que ku am seetlu tuuti ci pay-per-view façon muy dogalee bu ñuy doxalee du ma taay ci di ko wax def nañu 7 événements. ñaari événement yi njëkk yi moo am jafe-jafe Balla Gaye de Gris Bordeaux dafa amoon ay jafe-jafe loolu ñëpp xam nañ ko parce que tey c'est normal premier événement vraiment lu musul woon am Sénégal te doon am États-Unis depuis ay 1944 ñoom ñu am temps depuis ay 1950 ñoom ñu am temps defar ko ba mu gën a baax ba toll ci état boo xam amatuñu problème ñun indi ko initier ko premier événement bi gis nañ ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xam mënuñ ko woon sóoraale mais buñ demee ci deuxième événement bi boo xoolee lu ci ëpp ci ay jafe-jafe ci premier bi réglé woon nañ ko ci deuxième bi benn jafe-jafe moo amoon mooy ñun ñu jëndoon te jotuñu seen code ba pare ñooñu remboursé nañ leen woon ñooñu ñëpp mais ñeneen ñu jëndoon moom seetaan nañu sans problème nga jóge ci ñaari événement yooyu déggatoo problème Lac de Guiers 2 Boy Niang macha allah Gris 2 Reug Reug macha allah combat Fallou Ndiaye bi tamit macha allah combat Modou Lo Eumeu Sène Buzz Pro waru ko woon def beneen société moo ko waroon def pay-per-view waaye ci bés ba dañu gis ni que société boobu du dem mu wooluñu ne ñu def leen événement bi ñu def ko au niveau diaspora mais boobu itam macha allah pour Buzz Pro ñu jógewaat fa bàyyi tuuti làmb ji dem tuuti ci mode bi mooy on a quitté les ngemb pour aller vers les mini-jupes ci défilé Adama Paris bi def ko tam pay-per-view boobu itam alhamdulilah donc mun nga ni boo amee seetlu daara ji famille waaw mais du woon pay-per-view daara ji famille concert privé la woon donc Buzz Pro ngi yokk expérience am Buzz Pro def na 7-8 événements donc événement yooyu nga xam Buzz Pro def na ko gën nañ ci dégg problème depuis boo xoolee 2 ans amul benn jafe-jafe technique boo xamante ne mun nga ko noter ci pay-per-view bi jafe-jafe majeur bokk quoi boo xamante ne mun nga ko noter ci pay-per-view donc pay-per-view fu mu toll ni stable na am na stabilité boo xamante ne promoteurs yi am nañu confiance ci pay-per-view. comme ni nga ko waxee def ngeen 7 événements suñu déggee ni ngeen di communiquer day mel ni pay-per-view yéen kese yéen a ko mën ci Sénégal wala yéen kese yéen am droit def ko Sénégal loolu bëgg naa nga andi ci ay leeral indi ay leeral mbokk internet yi indi ay leeral tamit ci yeneen promoteurs yi nga xamante ni defaguñ ko ndax yéen kese yéen a ko mën wala ndax day mbir moo xamante ni da ngeen ko indi Sénégal ba pare protéger ko yéen kese ngeen am droit def ko. waaw question bi nga mujjee wax. moom laay rebondir loolu mosuma ko wax fenn mais tey Buzz Pro pay-per-view façon bi ñu koy defee Buzz Pro kese am droit def ko Sénégal parce que dafa am lu ñuy wooyee droit d'auteur ci Buzz Pro façon bu muy defee pay-per-view système bu muy initier système boobu amul ci àddina système mu code d'accès beeg yooyu pour une plateforme pay-per-view ak nu ñu ko defaree dañ ko protéger mais ñun newuñu ci ay logique wu ay ku ko fi def waroo ko def yaakaar naa loolu bu ñu ko protéger ba noppi promoteur bu fi ñëw bëgg a ànd ak beneen société pour liggéeyam duñ ko ne ñun rek ko war a def dañ lay bàyyi
wax dëgg yàlla loolu jéemuñ ci benn acte waaye nag kanta ñun kese ñoo ko mun def loolu beneen question la bu jaral leeral te war na yaatu leeral boobu tey jii ñun rek amuñu fi xam-xam Buzz Pro du man xam nga ñi am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi ci ginnaaw Buzz Pro structure la boo xamante ne ay informaticiens ñu ngi ci ay community manager ñu ngi ci ay responsable de la communication ñu ngi ci façon bu ne yaa ngi ko am ci biir Buzz Pro waaye nag tey boo xoolee Buzz Pro dafa capitaliser ci benn expérience maanaam loo def 7 fois te kenn defagu ko yaakaar naa ni am nga ci longueur d'avance bu yéeme tey comme ni ma la ko waxee am na événement yoo xamante ne am na promoteur yu dem seeti yeneen structure yoo xamante ne ñëw nañu ne dañuy def pay-per-view ñu doxal ba ci biir ñu gis ni que lii kat du dem ñu wooluñu parce que yow pay-per-view bi ngay ñëw naan yomb na États-Unis laa jàngee France laa jàngee mais ñun tamit fa lañ jàngee man sama partenaire yi muy liggéeyal yëpp daanaka wër nañu àdduna sama ñaari associé yu ma gën a jege kenn ki Londres la jàngee keneen ki France la jàngee fa la liggéeyee fa lañ liggéeyee ñoom ñaari ñëpp man Canada laa jàngee fa laa liggéeyee mais loolu tekkiwul ni da nga jàngee ci dëkk rek mun nga am nga xam-xam bi non bokkul Sénégal fii xam-xam bu ñu fi développé fii tubaab bi sax munu ko am na fi ay nit yu doon def pay-per-view dem seeti ay borom xam-xam seet ci yeneen dëkk ay borom xam-xam bu ñu ñëwee munuñu parce que pay-per-view ñoom ci seen ay dëkk bokkut ak pay-per-view fii façon bu ñu koy defee techniquement bokkul parce que le Sénégal est un pays qui n'est pas bancarisé maanaam ñu fi am carte bancaire bëriwul on n'est pas très bancarisé motul sax 13% ñu fi am carte bancaire donc yow boo bëggee léegi nga ñëw nga ne yow pay-per-view fële carte bancaire fii itam nga bëgg a ne carte bancaire du sotti doo jaay dara donc fii il faut nga créer ay système te système yooyu Buzz Pro vraiment solide na ci liggéey na ci lu exceptionnel te Buzz Pro opérateurs yi dañ ko ubbil seen ay buntu ñun bu ñuy def pay-per-view man la ngeen di gis mais ñu ngi liggéey ak opérateurs yi ci suuf am na ay département stratégique ca biir Orange ca biir Free ca biir Expresso yoo xam ne dañuy yónnante ay mail pour ñoom ñu mun a garantir connexion bi fii Sénégal ñu poser ñu beaucoup de questions ñoom ñu mun a garantir zone yi nga xamante ne tey jii dañuy xalaat ni ay zone à forte affluence la opérateurs yi nangul nañu loolu grâce à seen ay directeurs généraux yoo xamante ne dañuy impliqué wu woon ci pay-per-view bi boo jógee ci loolu tey ñun façon bu ñuy defee pay-per-view fi Sénégal tey ñu ci bëri di wax ne dañuy def pay-per-view amuñu système anti-piratage bu fiable mooy li ma la expliqué woon sànq anti-piratage bu fiable nga mun a ne YouTube Facebook Instagram Periscope ak yeneen yoo xamante ne am na Twitter rek yooyu yëpp dinaa fa bloqué flux bi gars yi dañuy wax nii rek mais kenn mënul bloqué ndoo flux yëpp bokk gisaguma ko fi. mais est-ce que fi ngeen jaar ba mën a bloqué ñoom mënuñu fa jaar ba bloqué. mun na ne. mais loolu gis rek dafa am chance lu ñuy woowee chance mooy boo jiituwee ci benn affaire ñu bëri dañ lay fekk si jàppale la ñun dañu jiitu premier combat amuñu anti-piratage bu dëgër YouTube rek la ñu amoon ak Facebook gars yi jaar feneen xaw ñoo rey liens yi bu ñu bëree ndoo ñu am ay problème ñëpp piraté ñu ak ay sites yu kenn xamul dugg ci piratage bi deuxième événement yàlla suturaal ñu. waa ji nga xamante ne ou structure bi nga xamante ne moom mooy def anti-piratage événement yu mag yu mel ni ay Floyd Mayweather McGregor ay événement yoo xamante ne moom mooy championnat de France championnat d'Angleterre société yooyu di ko liggéey société boobu la ñu am chance mooy encore une fois ne ñu gëm suñu doomu réew mi Sénégal ñu am ci chance benn doomu réew mi muy Sénégal nekk ci société boobu di fa liggéey gis ñu ñëw pour dimbali ñu. ñu waxtaan ak moom ñu boole ko suñu ay partenaires yu nekk à l'étranger ñu def ay réunion techniquement ba gis ni que kat kii solution bu mu yor c'est fiable prix bu mu waroon jar mu casser prix bi totalement pour yombalal ñu ko parce que tamit tey ay McGregor Mayweather ak événement yu mag yooyu noonu boo ñu bëggee facturer même chose du sotti. waa ji signé ak Buzz Pro exclusivité am na ay promoteurs yu bëri yu jaar ci ginnaaw bu ñu doon def pay-per-view ak ñeneen. jaar ci ginnaaw contacter société boobu pour mu defal leen anti-piratage. société boobu nee nañ dem leen seeti Buzz Pro Buzz Pro la ñu amal exclusivité en Afrique. ça veut tout dire. donc dina jafe loolu keneen ñëw jaar ci yeneen société pour def loolu parce que loolu lu complexe la. tey itam Buzz Pro dafa am lu gën a yéeme moom mooy tey jii nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo abonné wu ci plateforme Buzz Pro wóolu Buzz Pro dugal fa seen ay email dugal fa seen ay mot de passe dugal fa seen ay carte bancaire te ñooñu événement bu amee du metti ci ñoom dañuy ñëw rek cliquer fay. ñu bëri tey jii bu ñu ñëwee di def événement
di leen gis ni duñ jaay dara. duñu jaay dara parce que sénégalais bu xasee ba adapté wu ci benn système pour nga changer le ko système day compliqué. système bu Buzz Pro bi la ñu miin. donc yooyu y a tellement d'éléments yoo xamante ne moom mooy wane ni que tey jii vraiment sori nañu trop ci façon bu ñu xamante ne moom la ñuy defee pay-per-view pour nit ñëw def ko mu jaar yoon comme ñun ñu ko defee dina ma jaaxal lool dina ma bett lool te damay ragal. promoteur bi mujjee jël yat di la dàq ji. ok loolu am na solo léegi nag am na beneen jafe-jafe boo xamante ne dafa mel ni ñuy organiser dañ koy am yéen ñi nga xamante ne yéen dañuy liggéeyal yéen dépense ngeen di def ba war a def 50-50 ak promoteurs yi parce que dañuy am ñu man boog interview bi may seetaan ci yenn promoteurs yi yéen nee nañ ku négocier ak yéen da ngeen koy wax da ngay jël 50 ñu jël 50 lan moo war a tax promoteur bi tey tëgg événement am fay stade def frais d'organisation fay ay mbërëm. bu bëri jaay sponsor am ñëw ngeen ne 50-50 ngeen di def. lan moo tax ku la wax 50-50 la ñuy def tamit. dégg naa ko ci. non est-ce que du promoteur rajo Kankan gi. est-ce que du promoteur boobu danañ joxe exemple 50-50 peut-être exemple la mais ñun ça dépend ça veut pas dire qu'on fait 50-50 mun naa am sax ñun 80 la ñuy jël bàyyil promoteur yi 20. lan moo tax yéen yan frais ngeen di def ba war a jël 80. waaw mais dama lay leeral déjà pay-per-view. da ngeen di dem yéen ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan te am vraiment xam-xam macha allah nekk ay internautes dem leen Google ngeen tapé pay-per-view l'équipe nga gis benn article site internet wu l'équipe ba ca France l'équipe.fr ñoom dañ lay wax clairement ni que enquête bu ñu mënee ci pay-per-view. États-Unis ak yooyu événement yoo nga gis. ñi nga xamante ne ñoom moom plateforme pay-per-view bi. ñoom 80% la ñuy jël. promoteur bi ak boxeurs yi ak combattants yi ñoom ñooy séddoo 20% yi ci des. est-ce que comprendre nga bu baax fi may waxee. concepteur plateforme bi 80% lay jël. promoteur bi séddoo 20% ak combattants yi. ñun nag fii Buzz Pro. dafay ñëw liggéey ak yow ci sa événement. bu liggéey ak yow ci sa événement. da ngeen di waxaale bu juboo ci benn pourcentage Buzz Pro moom plateforme pay-per-view am day indi plateforme bi yow nga indi sa événement. yow boo indee sa événement ça veut pas dire que yow yaa moom événement bi que da nga war a jël 60 70 ou 80%. non parce que Buzz Pro bi itam dafa am ay frais ñun tey dañu am ay frais anti-piratage. dañu am ay frais yoo xamante ne moom mooy ay frais pour diffusion wu événement bi frais wu serveur yi. ak yeneen frais yoo xamante ne yu bari la. tey jii est-ce que xam nga benn affaire ñun def nañu événement ba ci yàgg ñu dagg suñu câble ñaata sabotage lañ fi jël ci ay événement wu combat yu mag def nañu événement ba ci yàgg ñu dagg suñu câble internet bi nga xamante ni moom moo war a yónnee signal bi mais tey loolu encore une fois ñu bëri ñu bëgg a def pay-per-view xamuñu loolu ñun bu ñu def pay-per-view dañuy bàyyi ñaar ba ñetti système dañ koy teg mettre ko en place ñaar ba ñetti système yoo xam ne dañ koy mettre en place pour fu ñu saboter ñu am feneen fu ñu jàllale. def nañu beneen événement ñu yónnee par satellite ñu couper satellite bi. ñenn ñoo couper. du ma dugg ci ay détails ñu ko couper xam nañ seen bopp ñu doo événement ba ci yàgg rek ñu couper satellite bi carrément satellite bi ñu doon yónneewee ñu couper satellite bi soi-disant satellite bi nga xamante ne moom ngeen di envoyé non yow loolu ci yéen la jëm ñëwul ci ñun ay télévision. du télé yëpp nag am na télé yu ñu amal de très bon rapport mais am na télé moom coupé na suñu satellite ci événement heureusement ñu amoon beneen voie boo xam ne ñu ngi ci doon jàlle am na télé bu coupé courant ak yeneen def nañ ñu ko fi mais ñun tout le temps dañuy prévoir ay yoo xamante ne pour le bien des Sénégalais pour le bonheur des Sénégalais bugguñu nit ñi fay seen xaalis di am ay jafe-jafe. donc ñun yooyu yëpp ñoo koy fay. bu ñu dem ci événement bu ñuy planifier yooyu yëpp technique yooyu yëpp ñun ñooy fay. xaalis pour loolu noonu. est-ce que loolu di ngeen ci waxtaan ak promoteur bi ni ko frais yi dañ koy def ñu war ñu ànd def ko. non mais dama ne la promoteur yi ñoom xam nga lu ñu lay wax boobaa suñu yoon newu ci loolu say frais technique la. am na ci frais yoo xam ne dañ lay naan say frais technique la lii wax dëgg yàlla mënuñ koo kii comprendre nga fi may waxee. donc am na ci ñeneen ñoo xamante ne dinañ nangoo déglu la waxtaan ak yow ñu ngeen ut ay systèmes yoo xam ne di ngeen ci ànd ñu ne ok frais yi nañ ko jël boole ko ci yeneen frais yi yéen ngeen gérer ko. mais ñun loolu la yaakaar naa promoteur bi day indi événement am ñun ñu indi suñu plateforme promoteur bi def ay frais pour plateforme am ñun def suñu ay frais pour événement. dafa mel ni télé promoteur yi bu mu ci def cherche de midi à 14h dafa mel ni télé yow da ngay indi sa événement indil ko télé. télé bi indi plateforme am ngeen indi sponsor ngeen séddoo ci yéen ñaar parce que foofu sponsor bi moo doon produit bi.
yow télé bi da ngeen ci doon séddoo ngeen waxaale pourcentage bi ngeen jël télé bi ne la bu ma indee sponsor naa jël 60% yow nga jël 40 yow boo indee yow nga jël 60 ma jël 40 am na ñeneen ñu doon dem ci yeneen format mais Buzz Pro fu mu toll nii dafa indi plateforme am ñu ne nañ uti ji nit ñi Buzz Pro ne la indil sa événement yi ñun ñu uti ji nit ñi bu ñu utijee nit ñi nag ñu ñëw teg nga jël pourcentage Buzz Pro jël pourcentage am loolu c'est pas compliqué. ok Buzz Pro léegi moom ci li muy jaay rek ci lay am xaalis mais sponsor bi nga xamante ne day jàll tey ci seen site muy seen affiche ndax loolu da ngeen ci am pourcentage. non loolu amagu fi sponsor boo xamante ne jàll na ci seen affiche ak yooyu noonu ñun en général Buzz Pro dañ lay wax lu leer sponsor boo xamante ne ñëw na te mu nekkoon sponsor yi tàmmoon di ñëw ci làmb loolu suñu yoon newu ci mais sponsor moom dafa ñëw te pay-per-view indi ko comme amoon nga benn société bu tudd yëpp. de la Société Générale. ñoom comme plateforme la comme ay Orange Money wala ay Tigo Cash wala Free Money. yëpp bu mu ñëwee. te ñu leen nañ pay-per-view moo ko indi. Buzz Pro am na lu mu ci amoon. voilà donc yenn saa yi sponsor yi ñëw. te pay-per-view moo tax sponsor bi ñëw nag kooku dafa ñëw pour jaay code ak yooyu. xaalis bi muy génnee Buzz Pro c'est normal mu ci am ci parce que c'est revenu pay-per-view. ok loolu am na solo léegi combattant yi yaa ko tudd sànq nga ni am na ñoo xamante bu ñuy def 20% yi organisateurs yi ñoo koy jël ak combattant yi. fii nag Sénégal combattant yi gisaguñ seen bopp ci pay-per-view. est-ce que loolu jaadu na tey 100% yëpp ngeen séddoo ko yéen waa Buzz Pro ak promoteur bi te combattant yi duñ ci laal dara. non am na promoteur yoo xamante ni yenn saa yi ñu yëwuñ ci combattant yi dolli mais bon lu tax combattant yi gisuñ seen bopp mooy aujourd'hui benn Floyd Mayweather bu nekk ci États-Unis buy def combat de boxe moom dafay nangu Floyd Mayweather dafay nangu dugg ci revenu sharing bi mun naa am benn cachet de base. mais day nangu ne léegi man damay dugg ci revenu sharing pay-per-view bi bu pay-per-view bi jaayee $1 million man dama ci am pourcentage bii. bu pay-per-view bi jaayee $1 milliard man dama ci am pourcentage bii ñii. mais fi mbër yi. booy waxaale ak ñoom bëri na ci mbër yoo xamante ne ñoom cachet rek la ñuy wax. waaw bugguñu sax ay affaire de dinaa la fay après ci ay pourcentage na ma yàlla jégal mais wóoluwante wuñu seen biir ak promoteur yeeg yooyu. donc ñoom dañuy naan man événement bi laa jëm lii nga may fay amul ay pourcentage yooyu mais mbër yi bu ñu nangu woon bés bu ñu nangu woon ci sama xalaat jouer le jeu. ne nañ dem ci événement bi. 100 millions nga moo doon fay mais fay ma 60 millions. léegi nga jox ma 20% ci pay-per-view 10% bi ci pay-per-view bi ci li ngay récupérer. yaakaar naa ni yooyu dinañ commencer mën a gis seen bopp ci pay-per-view bi. mais promoteur bi nga xamante ne moom mooy frais pour événement am ñëw jox la cachet. te sponsor bu mu doon amatu ko kon pay-per-view bi rek la ko wékk yow boo ci bëggee gis sa bopp day compliqué. il faut nga nangu yow na jël ay risques comme moom nu muy jëlee ay risques. ci événement yi ngeen di def lan ngeen di soxla ci mbër mi pour mu yombal seen pay-per-view. communication mbër bi dafay communiquer mbër bi dañ koy jël pour mu jaay événement bi comme système standard. parce que mbër bi bu jaayeen événement pour stade bi fees bu wëlbati ko woyaatee jaay événement bi rek pay-per-view bi dafay am doole macha allah. communication ak nangu leen a jox image am parce que Reug Reug am na un jour ñu ciy werante avant combat MMA bi mu doon def fii Dakar bi mu defee vidéo bi ba def ko statut ma ne ko vidéo bi rafet na mu ne ma ñii ñoo leen gën a professionnel ma ne ko parce que da ngeen di nangul ñii loo xamante ne nangulu leen ñu ko su meeku rek bi ñu leen koy def loo dañ leen di neexal pour am loolu ci yéen. est-ce que loolu fas ngeen yéene waxtaanaat ci ak promoteur yi. waaw Lamine li nga wax am na solo mais yaakaar naa ni da ngeen dem ngeen laaj Reug Reug ñaata lañ ko fay combat am MMA bu foofu ak ñaata lañ ko fay fii. liñ ko fay fii macha allah yaakaar naa luñ ko fay ci ay combat am lu ko promoteur yi fay ci ay combat am moo ëpp sax luñ ko fay ci combat MMA boobu mais c'est que xam nga làmb en général boo gisee mbëri di bañ du ci bëri mooy làmb mystique bi ci ne te làmb kenn wóoluwul kenn Reug Reug yow boo ko seetiwee wala man ma seeti ko ak lu mu nekk sa xarit. guy gi boo ko seetiwee ma seeti ko wala ak lu mu nekk sama xarit bu événement bi jegesee dafay doo ko xàmmeeti. day sévère. waaw day mbër gis nga mbër ci biir géew. mbër boo xamante ne événement da ko jaral ci biir géew day sévère. du bëgg a micro jege ko ak lu ngeen xamante ak lu ngeen gaaynoo ci biir géew doo ko xàmmeeti. mun na la sax gaañ wala ay accompagnant am gaañ leen donc lamb yaakaar naa connotation mystique boobu noonu moom muy indi problème yu bëri moo tax mbër nga naan ko simmeekul mu naan la du ma simmeekook yu mel noonu donc loolu da ciy bokk mais am na ay promoteurs yoo xam très professionnels dans la démarche am ay coordonnateurs yoo xam tout est prévu dañuy liggéey yow de façon très professionnelle waaw léegi nag lenn peut-être mun naa ko reprocher promoteurs yi mooy des fois ci contrat yi dañuy ñëw rek xam nga dañuy ñëw rek gaawoon signé combat bi parce que xëccoo lay doon pour combat bi taxaw mais te pourtant promoteur dañuy bind lépp li ñu soxla ci mbër bi dañ ko war a am lépp dañ koy bind mbër bi signé ko manager bi signé ko mais
yooyu day baax. du bind bi kese da nga ko koy wax mu koy dégg nga ne ko bu ñu ñëwee planification. nga ne ko bu ñu ñëwee ci 1 semaine 2 semaines avant combat bi di leen soxla sa yaramu neen ci lii ak lii di leen soxla séance de pesée ci lii ak lii. voilà donc yooyu noonu da ciy am solo. moo tax yenn saa ngi gis ñu ne teg nañu balance mbër bi bañal na promoteur bi yéegul ci kaw balance bi lii mais loolu mu ngi ci contrat bi. bu nekkoon ci contrat bi ba pare ñu wax ko de façon claire. ne ko kat bu ñu yeggee ci bés sàngam dinañ def lii ak lii ak lii. yaakaar naa boobu loolu mën naa ko reprocher promoteurs yi. ak ñi nga xamante ne ñoom la leen jàppale ci liggéey bi mais mbër yi itam. yaakaar naa war nañ def un effort xaw a génn tuuti ci cadre mystique bi parce que cadre mystique bi daf ñuy tere jaay suñu ay événement mbër yi dañu mystique de trop ci seen ay lamb dañu xaw a réticent par rapport à beaucoup de choses te loolu war nañ ko éviter. lan moo tax xalaatu leen yéen waa Buzz Pro ngeen di jënd événement par exemple Modou Lo ak Ama Baldé ngeen jënd événement bi ci Luc Nicolaï wala ngeen jox ko avance ci événement bi bu ngeen jaay pay-per-view ba pare ngeen ko sa pourcentage lii nga ci am. non mais c'est pas mon rôle. jënd événement. non pare ngeen pour def ko. non pare guñu pour def ko. loolu du suñu rôle na leer dégg naa ay nit yu koy wax loolu du rôlu Buzz Pro. Buzz Pro du promoteur yow boo ñëwee indi sa événement. tey jii Buzz Pro système am fonctionné wul loolu c'est pas le modèle économique de Buzz Pro loolu ci télé yi la gën a jekk télé yi ñoom ñooy dem di jënd événement wala di jënd contenu. comme nu ko RTS di defee pour la FIFA. mais télé bu jëndee kon est-ce que pay-per-view dina amatee. non garaawul non dama ne loolu du modèle économique Buzz Pro amul société buy def pay-per-view ne nañu àndandoo dem jaay ji mu naan da lay jox avance. parce que man yow yaa ma indil sa événement yi du man maa la war a gën a gëm événement bi man gëm naa sama plateforme techniquement man fi ma war a waxee kay mooy est-ce que mën nga ma garantir ni que du am problème technique. yow foofu nga may xaare mais man waruma la gën a gëm sa événement wàllum njaay bi yow day dépendre ci sa combat ak ci promotion combat bi ni nga koy defee. est-ce que comprends nga baax fi may waxee donc du man maay war a ñëw wala ni gëm naa sama plateforme yëkkati xaalis jox la ko pour nga jox ma image yi loolu système mu télé la. télé moom mooy dem benn événement intéressé ko télé ñëw débourser jox la droit télé yow nga jox ko événement bi moom mu diffuser ko joxee ko nu mu ko neexee mais Buzz Pro son système est un système revenu sharing pay-per-view mooy ñun dañuy ñëw jaay bu ñu jaayee ñu séddoo donc man sama système du man ma jënd événement pour di ko jaayaat pareeguma pour loolu. pareegoo pour loolu mais bu loolu buy am est-ce que Buzz Pro mënuñu sóoraale loolu mën na am pour mu bañ leen a bett promoteur tëgg ko mbaam woo leen ni leen ñëw leen ñu waxaale. ngeen def seen pay-per-view ngeen jël seen 100%. waaw loolu mun naa am mais xam nga loolu day indi problème yu bëri xam nga tey Lamine nit bu ñu ko doon fay. ci ndorteelu weer bi ak bu ñu ko doon fay weer bu dee day ute. xam nga fi may wax xam nga yow weer bu dee lan lay fay. man weer bu dee laay fayeeku loolu moom muy motiver pour ma mën a liggéey. mais yow tey bu ñu la nee sax xaalis liggéey bi nga war a liggéey da lay fay 100%. mais loolu amul motivation tey promoteur bi. bu nga ñëwee waxaale mu fay la mu wax la lii laay fayeeku nga faye ko ba pare mais après yow boo bëggee mbër bi pour tourner ay da ngay am ay jafe-jafe boo bëggee mbër pour tourner promoteur bi du sonn mais promoteur yi ma gis nii non ñoom seen bakkan la ñuy teg ci seen événement mu dox parce que xam nañ ni que lu ñuy def promotion bi lu ñuy woo mbër yi lu ñuy coordonner mooy tax stade bi di fees mooy tax pay-per-view bi di fees mais loolu tu rates complètement le modèle économique à moins que am na combat yoo xamante ne moom boo ko jaayee mu jaay boppam boo ko jaayulee mu jaay boppam waaw mais Buzz Pro bu demee ba war a jënd ay droit mais ma dem tëgg ay combat rek nga dem tëgg ay combat Buzz Pro nag ñu bari nee nañ ay bébé wu Luc Nicolaï la Luc Nicolaï rek ngeen di gérer ay événement sa diggante ak Luc Nicolaï ci événement bi nga xamante ne moom lay waaj a tëgg diggante Ama Baldé ak Modou Lo ndax yéen a ngi waxtaan pour liggéey ci combat boobu noonu ak combat boobu est-ce que mën naa nekk huis clos. waaw mais dafa am da nga def ñaari affaire yoo xamante ne wala ñetti question ko waaw da nga waaw li nga ñëkk wax yaa ngi tooñ ne Buzz Pro ay Luc Nicolaï rek lay liggéeyal ci ay événement mais loolu dafa jaral leeral attention ñun defandoo nañ ñaari événement Lac de Guiers 2 Boy Niang ak Gris 2 Reug Reug defandoo nañ ko ci benn période Gris 2 Reug Reug 15 juin 2019 la woon. Lac de Guiers 2 Boy Niang nekk 12 juillet wala 16 juillet 13 juillet 2019 xam nga loolu 1 mois de différence la mais dama laaj Baye Ndiaye ndax dañ ko ñàkkalal fayda événement am dañ ci liggéey bu doy waar yow ñaata émission nga ci tourné est-ce que lu ñu liggéey ci événement boobu liggéey nañ ko ci Gris 2 Reug Reug est-ce que lu ñu defal Jamaïcain ci Baye ma yoon xoyantaan defal nañ ko benn promoteur. non jam nag moom Lutte TV moo tax. waaw ak Buzz Pro mooy patron. waaw mooy patron bi nee na yenn saa yi mu woo ma téléphone ne ma boo dof lu ma dàq la.
mais dama ne la bëgg a xamal benn affaire lu ñu liggéeyal ci Balla Gaye 2 Modou Lo kan lañ ko liggéeyal Gaston Mbengue. Est-ce que tey am na promoteur boo xam ne liggéey nañu loolu pour moom non ñun on fait pas la part des choses on travaille. da ngay xool télévision TFM Sen TV 2STV dañ doon jël ñaari événement ay promoteurs différents pare liggéey ci liggéey bu mucc ayib donc peut-être Luc Nicolaï nag macha allah am nañu ay relation yoo xamante ne wax dëgg yàlla ku la dalal ban kooku da ngeen di am relation c'est normal ndax wax dëgg yàlla moom moo ñu dalal ban maanaam premier événement bu ñu tëgg ci pay-per-view moom moo ñu wóolu jox ñu ko. te musuñu woon def pay-per-view Balla Gaye de Gris Bordeaux mu ànd ceeg ñun donc c'est bien normal que tey jii vraiment ñu remercier ko par rapport ak loolu nga xamante ne amoon na confiance boobu envers nous ba dénkuñu événement am mais ça veut pas dire que yeneen promoteurs yi kuñ ci ñëw jox événement duñ ko liggéey comme ni mu waree. te yaakaar naa ni yow loolu xanaa sa bopp ngay waxal parce que yow yaay liggéey événement yi. man technique bi laay gérer yow yaay def promotion événement yi Lutte TV. te yow moom def promotion événement yi est-ce que da nga jàng ci Luc Nicolaï. waaw léegi lu tax nga may poser question bi. mais waa Buzz Pro lañu wax waxuñu waa Lutte TV. mais waa Buzz Pro defuñu promotion événement bi Buzz Pro dafa am pay-per-view mais Buzz Pro dafa am Lutte TV à part boo xamante ni mën nañu sax bokkul Buzz Pro dañ ko détaché. indépendance lu Lutte TV am. te Lutte TV moom mooy def promotion wu événement yoo xam Buzz Pro da ko signé. donc loolu question boobu yow yaa ko moom. waaw question après bu ma keneen jëlee interview naa ko. kon yow da ngay jéng yow ba ñu lay woowee la. laa ilaaha illallaah man kay maa ngi nii rek nday ji seex njaxanaay lay tëddee. macha allah combat Ama Baldé Modou Lo. waaw fan ngeen ci toll. est-ce que pare ngeen pour organiser ko ci saison bi est-ce que yéen a ngi ciy waxtaan yéen waa Buzz Pro ak Luc Nicolaï. waaw Lamine combat Ama Baldé Modou Lo Buzz Pro ngi ciy waxtaan ak Luc Nicolaï. def nañ ci réunion yu bare te Luc fu mu toll nii nag day bëgg a bàyyi Buzz Pro dafa am benn staff bu bees bu jógee France. bu ñëw boo xamante ne yaakaar naa moo tax Luc bëgg a commencer jàmm Buzz Pro dama koy tooñ mais gars yi ñu ngi ciy liggéey très sérieusement ñu ngi ciy liggéey très sérieusement te événement bi ci fin janvier bi début février dinañ ci am ay révélations yu bari. waaw du coup wane ni que combat bi assuré na dina am ci ren avec beaucoup d'innovation. parce que li ma déggee promoteur bi di ko waxee ci événement bi fas yéene na ko tëggee façon boo xamante ne musul tëggee noonu làmb. waaw donc mu ngi ciy liggéey très sérieusement nañ ko ñaanal jàmm ñaanal ko toute la structure Luc Nicolaï & Co vraiment Buzz Pro comme d'habitude ni ñu ko doon accompagner rek dinañ ko continuer di ko accompagner ci ay événements am. ba nga xamante ni ça sera une réussite vraiment extraordinaire mais Modou Lo Ama Baldé moom dina am ci 2020 bi incha allah 2021 bi incha allah. incha allah yàlla na ko yàlla mootali Gaston tamit bëgg na benn combat boo xamante ne daf koy def huis clos comme ni mu ko waxee keroog ci journal sunu làmb mu combat Eumeu Sène Lac 2 mu ni le 4 avril la est-ce que waxtaan ngeen ak moom te ba déggoo parce que seetaan noonu naa mu ne da ngeen daje ci Bantamba bi est-ce que daje bi am na est-ce que waxtaan am na est-ce que juboo am na ba ngeen war a def combat bi. non Gaston kay lu ñu daje kenn mënu koo compter macha allah Gaston fu mu toll nii dafa mel ni dañ ko piqûre deretu gaynde parce que fu mu toll nii njàmbur waaw fu mu toll nii yaram bi tàng na trop et moom li ma gis ci moom nu mu décider pour organiser événement am gisuguma sax promoteur bu ko di Gaston il est prêt tout de suite. te su ma juumul premier grand combat bu ñu nar a am ci saison bi moom lay doon diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 te dégg naa ni da ciy boole Modou Anta ak Diène Kaïré le même jour ak am na beneen combat boo xamante ni mu ngi ko ci dox combat bu mag boo xamante ni bëgg na ko ci toftal. donc loolu mu bëgg a def ça va être un plateau exceptionnel. te système bu mu ko bëgg a defee itam waxtaan nañ ceeg moom sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax par rapport à la diffusion mais xam nga ni Gaston moom dafay jàppale président de la République. donc bu ñu tollee situation bi nga xamante ni état. dafa ne huis clos. promoteurs yu bëri gëmuñu donc c'est normal que Gaston wane la voie. wane la voie mooy ma ñëw ñëkk a tëgg wan samay rakk promoteur ni que c'est possible. donc Gaston ci tànk yooyu la nekk fu mu toll nii moo tax mu ngi accélérer la cadence. waaw mu ngi accélérer vraiment le plus rapidement pour tëgg combat am bi te su ma juumul combat bi du génn fii ak ñaari weer yu ñu jëm nii daal gëm naa ni combat bi dina am. moom kay journal sunu la moom sortie bi mu ci def daani bëgg na le 4 avril date bi. non Gaston bëggee le 4 avril la koy am parce que fii ñu fi nekk ñëpp. ci promoteurs yi ay rakkam lañu ay doomam lañu ku ci jël tamit datu le 4 avril bu la ko ñaanee nga may ko te loolu yàgg na fi ci làmb Luc Nicolaï yàgg na fi bëgg ay combat ay date promoteurs yi may ko Gaston yàgg na fi bëgg ay date promoteurs yi may ko parce que ñoom ñaar quoi qu'on puisse dire ce sont les mentors ak Serigne Modou Niang macha allah nga xamante ne xale yëpp ci moom la ñu luxee ko donc ñoom li ñu fi bëgg du jafe ci benn promoteur mu defal leen ko. ok loolu am na solo léegi déggoo am na seen diggante ak moom wala déggoo amagul. non déggoo am na déggoo kay wees na am
ci liggéey ak moom ci Eumeu Sène Lac de Guiers 2 ci Bombardier ak Balla Gaye 2 waaw déggoo am na ci diggante Gaston ak Buzz Pro liggéey bi ñu ngi ànd di ko dox fu mu toll loolu féete na boor waaw Issa Ndiaye lan lay membre CNG la mais lu ko jiitu dañ doon gis ni da ngeen ànd lu bëree bëri ci événement yi moom dafa bokk Buzz Pro wala dafa seq ak Buzz loo xamante ni day jàppale Buzz. non Issa Ndiaye xam nga problème la Issa Ndiaye dafa fekkee xam problème mooy bëri na 80% ci milieu làmb 90% ñuy wax ci pay-per-view xamuñ ci dara. Issa Ndiaye nag yàlla da ko may mu nekk borom xam-xam. koo xamante ne macha allah dafa nekk borom xam-xam te yàgg ci làmb depuis jamonoy elf mu ngi sponsoriser làmb nekk ci ay sociétés am day sponsoriser làmb di ànd ak promoteur di liggéey. campagne bi nga fi gisoon Balla Gaye 2 Modou Lo Samsung defoon ko fi. ñoom ñaar ba ñu gis naan Modou Lo téye na flamme olympique ak yooyu Issa Ndiaye moo fayoon Balla Gaye 2 fayoon Modou Lo pour ñu def campagne boobu pour Samsung boobu mu ngi nekk à un poste très élevé au niveau de Samsung. donc Issa Ndiaye dafa nekk nit koo xamante ne yàlla may na ko xam-xam macha allah ci wàllum làmb ci wàllum marketing ci wàllum communication. lu ñu booleeg moom nag. ci suñu deuxième événement pay-per-view lañ def premier ak Luc Nicolaï Balla Gaye de Gris Bordeaux deuxième bi Gaston Mbengue moom la dénkoon lépp li nga xamante ne moom moo jëmoon ci événement bi ci Balla Gaye de Modou Lo Gaston Mbengue moom la dénkoon événement bi combat bi sax Issa Ndiaye moo ko signé sa CNG ak IACOM donc tey jii ñu wëlbatiku ci loolu Issa Ndiaye géré woon communication ou combat bi géré woon côté pay-per-view bi ak ñun moo nekkoon suñu interlocuteur ñun ak Gaston lu ñu doon def ci ay réunion bariwul Issa Ndiaye lañ doon gën a réunion Issa Ndiaye wax ñun ne ñu man kat duma leen may dara ci problème technique yi ak yi ak yi bu ñu doon dem di seet sponsor yi moom moo àndoon ak ñun teg ay exigences am nag en tant que promoteur ñu satisfaire toutes ces exigences là moom mu gisal boppam ñun façon bu ñuy liggéey ci pay-per-view mu wóoluñu mu dem ba ci biir mu am ñeneen ñu ñëwoon parce que moom xam nga Issa particularité bi lu ñu boole dafa yomb dafa bëri ay nit yu nekk États-Unis France ak fii Sénégal ne mun nañu pay-per-view woo Gaston woo ko moom Issa organiser ay rencontre ma toog nit ñooñu toog rencontre yu bëri ku ne ñoom mun na pay-per-view yomb na lu Buzz Pro def ñoom mun nañ ko def kooku toog Issa toog ma toog ci réunion yu bëri mais saa yu ma posé question ñooñu mais li may wax sax duñ ko xam te nee nañu mën nañu pay-per-view su ma leen ne man kat amoon naa jafe-jafe bii fii laa jaar ba corriger ko yow fan ngay jaar pour corriger jafe-jafe boobu est-ce que yow am nga solution bi est-ce que am nga solution bee wan ñu sa plateforme mais dara taxawu ci ñooñ dañuy wax rek mooy sama mbokk yi nga xamante ni toog nañu am seen benn diplôme ñaari diplôme ci informatique ñëw toog jàpp ni affaire yi yomb na donc Issa Ndiaye dundal boppam gisal boppam ni gars yi bëri ju wax amuñu xam-xam ci lu ñuy wax donc loolu moo ñu boole ba après mu ñëw gisal boppam ñeneen ñu demal seen bopp def pay-per-view ba ci fin bi ñu càng lépp mu fekkee donc loolu moo tax mu wóolu Buzz Pro mais bokkul Buzz Pro mais Issa Ndiaye bu ko CNG bu ko da ngeen ko woon daal lu ko doy waaw bu ko Matar Ba copté ci CNG bi c'est parce que dafa wone xam-xam bu doy sëkk ci communication ak marketing moo tax ñu copté ko foofu macha allah mais ñu nag moom rapport yu ñu am ce sont des rapports de travail il est proche de quelqu'un comme Gaston Mbengue il est proche de certains promoteurs te tey jii il est au niveau du CNG xam na lu bëri ci marketing ci communication ak ci làmb yaakaar naa loolu moom moo créé suñu ay rapport dafa am lu ma la fàtte woon laaj sax mais foog mu ñëwaat ci combat Modou Lo Eumeu Sène nga ne ci jour bi nga juboo ak waa ak Moustapha Diop erreur yu mel noonu est-ce que jotul waa Buzz Pro ngeen koy éviter parce que mënoon ngeen def erreur ci côté technique bi wala da ngeen a pare woon ak ñàkk juboo bi lan moo ko waraloon. non ñàkk juboo bi lu ko waraloon wax naa la ko ñoom dañu amoon seen plateforme bi ñu doon diffuser plateforme bi ñu ne plateforme bii la ñuy diffuser muy Wasaa. Wasaa waaw plateforme Wasaa la ñu amoon waroon diffuser ak plateforme Wasaa boobu noonu. mais bu ñu ñëwee ba ca dernière minute bi. ci la ñu gisee ni que am na ay erreur technique yu am ci plateforme bi te loolu boo ko deful doo ko xam ak say informaticien lu ñu xarañ il faut nga ñëw ba ca bés ba pour gis problème technique yi. ñun loolu lañ jot a dund ci pay-per-view moo tax ñu maîtriser pay-per-view. dañu ñëw dund bés yu metti ci pay-per-view bés yu compliqué ñu ut ay pexe ba génn ci. donc ñoom loolu la ñuy am ci bés ba mais ñun Buzz Pro dañu mës a gëm ni que combat boobu ñoo koy def. moo tax dañu pare woon dañu waajaloon suñu bopp. te fu mu toll nii Buzz Pro système bi demee na noo xamante ne boo bëggee pay-per-view ginnaaw suba ma defaral la ko. boo bëggee pay-per-view tey ci ngoon ma defaral la pay-per-view tey ci ngoon mooy fu mu toll nii machine bi pare na fi gars yi wax yëpp fu mu toll nii pare wuñu. pare ngeen. ñun machine bi pare na boo bëggee tey ci ngoon ma defal la pay-per-view.
ak nit ñi lu ñu bari. ma defal la ko tey ci ngoon attan ngeen ko. ma defal la ko tey ci ngoon. kon saison 2021 nit ñi duñ jooy dara. non incha allah dinañ seetaan dans les meilleures conditions possibles. voilà. ayca kontaan naa ci yow looy tàggatoo. waaw di la gërëm ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan ñëpp à travers Lutte TV di jégalu itam parce que parfois gars yi dañ may wax ni man sama wax day xaw a tàng gars yi loolu leen mais xam nga da ngeen may comprendre je ne suis pas un expert de la communication je ne suis pas un journaliste man maa ngi ci volet technique bi ak volet informatique bi des fois su ma dugg see je parle avec le cœur donc damay foncer. waaw donc loolu moo tax du ma raayal yenn wax yi li ma xalaat moom laay wax même ba ci cadre làmb sax buñ ciy waxtaan su may def émission làmb sax damay wax lu ma xalaat laay wax néew ma fi di ay 50-50 su ma gisee ni mbër bi mooy favori dama koy wax donc yaakaar naa loolu lu jaroon leeral la may jéggalu ñi nga xamante ni ñooñu doon seetaan yëpp ci kaddu yi nga xamante ni peut-être dëng na di wax Sénégal encore une fois nañu àndandoo booloo c'est le moment des grands ensembles wax naa ko ci émission yi ba tàyyi moment bi mooy moment booloo nañu bàyyi di ànd di naxante yow yaa ngi ànd ak buzz mais yaa ngi xool buzz tey ji côté bu mu mënee noo koy mënee fàddee pour jéggi ko nañu bàyyi loolu affaire bi yaatu na ku ne mun nga ci lekk sa wërsëg ku nekk mun nga ci lekk sa wërsëg mun nañu ànd y a beaucoup de gens ici on les a aidés ba ñu taxawal seen ay affaire macha allah ci côté yu bëri mais après ñun amuñ ci luñ ci neex te loolu yaakaar naa mun na ñàkk parce que bu ñu àndoo booloo nekk benn yooyu yëpp dinañ ko éviter. waaw ku nekk na nga góorgóorlu ku ci am xam-xam ci ni ñu def ñëwal ñu bokk liggéey bi ñu nga jël ci sa wërsëg moo gën ñu yàq liggéey bi te li may wax ni pay-per-view bi kese taxul may wax lu bëri moo tax may wax. waaw ci ay expérience yu bëri yoo am dund naa ko ci milieu làmb milieu bu doy waar la milieu bu bëri war la. milieu bu bëri war la te loolu yaakaar naa war na mun ñàkk nañu bàyyi di jiital intérêt personnel. waaw loolu lu jar a bàyyi xel la Lamine. may gërëm téléspectateur yëpp di la gërëm ci liggéey bi macha allah di gërëm sa caméraman Mohamed.